Casamance. jour boobu dama jaar Kaolack. bi ma jaaree Kaolack mais mu insister pour ma fanaan. ma ne ko non fi ma jëm nii ñu ngi may xaar te dama nar a dalal ay gan. mu yëkkati 30 000 francs ne ma lii maa la ko baaxee mu ne ma parce que diine guy kii aada guy defar diine mu ne ma diine da koy dooleel. yëkkati 30 000 francs jox ma donc mu amoon ay wax yi nga xam ne daf ko waxoon. mais xam nga des fois nit dana wax mais c'est après ngay rendre compte que li mu la doon wax. en fait lii oustaz wax mooy loolu mooy lan mooy que moom c'est un homme de message. oui parce que ci biir message la maa ngi fàttaliku mu ngi may wax ba di ma wax kii di gën di mbindeef. ba mu amee ñaata at la génn àddina. ak façon toroxal bi ñu ko toroxal. ainsi de suite comprendre nga. mu ngi may wax loolu ba pare naan ma nag man de lenn rek moo ma metti mooy seen kër googu nga xam ne mooy Walfadjri. mu ne ma muy këru Sénégal gi yëpp. mu ne ma est-ce que da ngeen toog xalaat ni que daanaka yéen ñëpp seen benn tànk nga ci kaso gi. ma ne ko waaye loolu moom mun a ma ne ko dañ ko transcender parce que kii taxawal kër gi mu ne ma ne ko daf ko dugal ci bopp ñëpp ba pare jëfee ko. ma ne ko moo tax li ñuy ñaan rek mooy lépp la ñuy wax na doon dëgg. ñun loolu rek la ñuy ñaan leneen li mun a ma ne ko non amul problème. mu ne ma nag moo tax nag moo tali leen seen diine mais sinon man de su ma ragal woon baakaar dinaa ne yéen ñëpp yaa ngeen ajana. keroog mooy dernière wax bi nga xam ne dañu wax ne moo tax bi ma xoolaatee tey jii sa date de naissance. ma ne non kon bi ma naan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban at la génn ban diir la génn àddina 63 ans yooyu. ma ne ko donc c'était ce qu'il était en train peut-être de me dire quoi. léegi nag ñu ñëw sur sa dimension intellectuelle. parce que intellectuel mooy ki nga xam ne Moustapha du gis lu yàqu te du ko wax. nit ñi mere ko ci wala bañ ko cee mere mais dina ko wax. waaw te loolu moom daf ko motaloon sëkk. muy ci wàllu diine gi muy ci wàllu société bi muy ci wàllu lépp c'est-à-dire loo xalaat rek ni que imam waru ci wax moom wax na ci loo xalaat rek ni que nit dana xaw a am jiixi jaax et tout ndax dana xalaat diw mer wala diw mer dana ci wax te ci mbirum surtout géopolitique boo ko doon déglu dëgg des fois dama naan lii moo soo xel suñuy service de renseignement Sénégal gis nga boo demee Algérie wala Maroc oui Moustapha les plus grands laa la wax ñun yaa ngi may déglu dama ne les plus grands nu mu tëti spécialistes du renseignement c'est des imams Oustaz Assane mii fu mu jàngee fële sa Soudan ma ne la xoolal les plus grands spécialistes du renseignement ci ñoom lañ koy jëlee parce que yàlla daf leen may la nga xam ne ñun ñii le commun des mortels amuñu ko. mooy que ñoom dañu xam li yàlla wax ba pare xam psychologie nit. xam psychologie société. d'accord donc loolu bokkoon na ci dimension yi nga xam ne moo doon dimbale. oustaz Imam Alioune Badara Ndao ci dimension intellectuelle vraiment d'un autre niveau. il faut oser le dire. alors keneen koo xam ne également peut-être loolu moo leen boole woon oustaz. mooy dimension intellectuelle bi mooy Sidi Lamine Niass. bi ñu jàppee Imam Ndao conditions yi ñu ko jàppee. bariwul woon doomu Sénégal bu ñemee taxaw yëkkati kàddu ne liñ koy jiiñ defu ko bariwul woon doomu Sénégal bu ko ñemee défendre Sidi Lamine Niass non seulement da ko défendre dans les médias Walfadjri notamment ba ñëpp di ko dégg mais toog ak le chef de l'État le président de la République moom président Macky Sall defe naa boobu sax la mujjee gisee ak Macky Sall la moom Sidi Lamine wax ko clairement ne ko Imam Ndao mii ngeen jàpp da ngeen koo tooñ lan moo doon expliquer lien boobu exactement loolu lu am solo la Moustapha ndax mën naa wax ne loolu Sidi Lamine Niass effort yi mu ci def mën naa wax ne sax moo peut-être moo tax sax Imam Ndao génn ci moment bari na ci lool ci moment yi mu génnee ak façon bi mu génnee Sidi Lamine Niass bi mu déggee information bi mu xam famille bi nga xam ne foofu la soxee ko mu xam ne ñooñu nitu alxuraan kese lañu parce que li leen lëkkale ñoom ñaar ca maam yàlla woon famille Imam Alioune Badara Ndao kenn xamu leen lu dul ci béy ak jàngale moom itam ci loolu la yaroo nekk di béy di jàngale comme ni ko Mamadou Makhtar Sarr waxee boo demee ca fa mu nekk buñ la waxee ne biñ ko tuumaalee ne xaw ma mu ngi amee ay xaalis yoo xam ne waaw ñaata milliards ay téléphone satellitaire ak ay xaalis yoo xam ne ay dollars yu kenn xamul Sidi sax daf daan wax booba ne xaalis yooyu moom kayit ya fan lañ koy def kon kayitu xaalis yi rek bu toll noonu fan lañ koy def
moo tax digganteem ak Sidi comme ni ma ko waxee ci suba si amul woon diggante ñoom ñaar benn la ñu woon toujours mu ngi doon porte combat boo fàttali ko Sidi ziar yi mu def ci Kaolack yëpp fekk imam Alioune Badara Ndao mu ngi ci kaso bi mu ngi ci doon wax mu ngi ci doon dem wax na ci président de la république bi mu toogee ak moom comme ni nga ko waxee wax na ko toujours daf koy nettali wax na ko ne bàyyil imam Alioune Badara Ndao ndax kii boo ko jàppee jàpp nga alxuraan jàpp nga xam-xam jàpp nga nit koo xam ne deful dara après nee na muy discuter ak moom mu ne ko yow da nga amul information yi ndax nangam ak nangam mu ne ko déedéet man waxuma keneen mais imam Alioune Badara Ndao laa wax ne bàyyi leen ko ndax deful dara mu ci insistant ci loolu Moustapha mu ngi mel ne retour bi di ñëw la ma dégg voilà mu ngi ñëw président Macky Sall maanaam moom dafa gëmoon ne information yi mu amoon et loolu nag Pape mi ngi koy wax sànq ci affaire renseignement parfois dañuy induire en erreur dafa gëmoon ne information yi amoon que imam Ndao li ñu ko doon jiiñ dëgg la mu toog ak Sidi Lamine Niass wax ko et foofu moo intéressant parce que Sidi Lamine Niass moment boobu président de la République la toogal xëy na bu doon man wala Oustaz Assane suñu toogee président de la République wax ba pare dañ naan kii de mooy ki gën a informé ci réew mi donc li mu wax moo am mais Sidi Lamine daf koo xool ci bët ne ko waxuma kenn mais imam Ndao laa wax li ngeen ko waxal da ngeen koo tooñ da ngeen ko tooñ waaye deful dara teg na ci ne sax moytu leen façon bi tubaab yi di doxalee ci wàllu information exactement loolu diabolisation boobu moytu leen ngeen dugg ci piège boobu loolu la wax ak moom clairement ne kii daal deful dara bàyyi leen ko ginnaaw loolu itam bépp turbine bi si Lamine am nekk ci conférence wala nangam il faut balaa muy jeexal rek ne bàyyi leen imam Ndao deful dara imam Ndao nañ ko bàyyi foofu nga gis yëf yi di évoluer ba ñu bàyyi ko kon mën naa wax ne tey digganteem ak Sidi loolu yokk na ko waaye itam bi Sidi génnee àdduna wàññeekuwul. yaa ngi gis imam Alioune Badara Ndao bokk na ci ñi gën a disponible pour Walfadjri. mais bien sûr saa yoo ko wooyee ci émission. ci koor gi moo ci mujj oustaz. waaw bi ngay defar programme koor gi waxtaan nañ ci. ñu ne Pape Ndiaye dafa sollicité pour que imam Ndao ñëwaat. bi ma la laajee kañ la bëgg daf ne moom ci ñu la dépendre. ci ñu la dépendre saa yu ngeen kii bu ñu ko waxee bés bi rek dina mu ñëw rek mu dal di ñëw te fa muy jógee ak ni mu soree. wallaay moom loolu itam kóllëre la goo xam ne. daf ko sàmm digganteem ak Sidi yaa ngi fàttaliku. bi mu génnee kaso bi itam bokk na ci ñi mu njëkk a seet si Sidi Lamine Niass foofu laay defee benn parenthèse itam rafetlu taxawaayu kii mel ne Bamba Ndiaye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm moom it porté woon na cause bi encore taxaw ci wetam fu Alioune Badara Ndao di dem fu mbiru Alioune Badara fu ñu ko yëkkatee mu ñëw ànd ak moom bi mu génnee ci kaso bi itam fu muy dem rek Bamba Ndiaye ànd nag moom itam rôle am réewoon na lool. ñi ngi ñëw léegi di ci féliciter également di ci profiter di féliciter di encourager ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Cheikh Oumar Diagne ñoom Babacar Mboup Adama Mboup tout le groupe bi nga xam ne ñoom depuis le début fu ñu waxee rek li Bamba Ndiaye doon def ñu ñëw taxawu imam Ndao di ànd ak moom fu mu toll ça c'est important et tey jii je crois que Pape Sade moo ko wax sànq les Sénégalais wane nañ ne li Sidi Lamine Niass doon wax nga xam ne wax ju siiw la te da nga daan wax en privé comme en public mooy Sénégalais yi ku leen ji lu baax bés dina ñëw ñu taxaw ñoom ñëpp wan la ne li nga ñu defal fàtte wuñ ko boo leen defee les safaan aussi buñ la mënta fay safaan aussi ñu toog di la seetaan alors Kaolack lañ ko war a denc tey moom imam Alioune Badara Ndao ci Kaolack googu sax la ñuy dem fekk fa Alhassane Ba correspondant wu Walfadjri foofule ci diwaanu Saloum ak lu ko wër Alhassane maa ngi lay nuyu dafa xaw a faible soo mënee yëkkati kàddu gi tuuti alors imam Ndao tàkkusaan lañ waxoon ne moom lañ ko war a waajal ngir jébbal ko boromam est-ce que jamono ji yegg si nañ ci Kaolack wala déet booru Gandiaye
tamit def éveil des consciences yaakaar naa ni te lépp luñ ko mën ci teg ci àdduna tamit ci éveil des consciences tamit ko jaare la woon di wax ay waxi terrorisme ak li ñu def moo tax tey Saalum bi ak Sénégal bi yëpp ñoom ñoo yeewoo ak xiif bi yendoo ak xiif bi jamono ji tamit ñëpp pare waaye nag ci kaw dal ak ci kaw gëm yàlla itamit la ñëpp ñëwee di teewlu di xaar rek li nga xamante ni rek moo di néew imam daal di yegg fii ci Kaolack ci ngaan extension ci armeel yi ngaan extension te lañ dégg ci xibaar yi mujj fa lañ ko war a jébbal boromam ni ci kanam tuuti rek Moustapha ma ngoog Alassane Ba kon comme soreetun parce que mi ngi wax ne 22 kilomètres la war a toll diggante bi ñu war a toll ak Kaolack Alassane su fekkee ne fekk nga ñu ci biir keppaar gi muy agsi baax na su dul loolu aussi peut-être dans nos éditions d'information yi nga xam ne ñoom ñoo ciy topp di nga ci mën a dugg saa boo bëggee ngir wax dencuk Imam Ndao nan lañ ko waajalee foofu la ci Kaolack parce que mi ngi wax ne mbooloo mi yëpp génn nañ ngir gunge ko ci këram gu mujj alors bari na nag ñoo xam ne ba ma commencé émission ba léegi ñi ngi may wax son bi alors je ne sais pas ba xam le son c'est au niveau de la radio maanaam ñuy déglu à travers Walf FM ñooñu waruñu am problème son bu fekkee nag ñiy déglu ci YouTube bi la su ngeen amee problème son Rahim Lo mii ci ruq bi la ak Fatou mais du El Hadji Youssoufa Diatta di jiw am na sax ñu ma gis ñu ne du Moustapha loolu moom leer na Moustapha moom yoonam nekkul ci son xamul sax comment ça se passe dañuy takk rek ñëw ne ko waxal mu wax alors ñi ngi ciy jéema di ci góorgóorlu xëy na dina gën a leer au fur et à mesure ñuy dem mais dama koy wax parce que bari na quand même plusieurs fois ça revient son bi ñu commencé ba léegi xaw ma lan moo ko jur tey mais ñu góorgóorlu ji alors oustaz yaa ngi woon kon ci digganteem ak Sidi Lamine Niass moom imam Alioune Badara Ndao am na également lu mu bokkale woon ak Sidi Lamine Niass oustaz mooy imam Alioune Badara Ndao gëmam yàlla dafa àggoon foo xam ne amul lu muy ragal exactement parce que dama déglu ci suba xam naa vidéo bu yàgg la kenn ci ay frère am bu ñu tegaat mu wax ne biñ koy àttee ba verdict bi war a génn li mu leen waxoon mooy li may xaar ci yéen mooy su ngeen demee ci verdict ba teg ak teey su fekkee ne yàlla dafa wax ne ci kaso bii laay dee fi laay dee su yàlla waxee ne damay génn tey damay génn tey su yàlla waxee ne damay génn dans 1 mois ou dans 2 mois damay génn dans bu mu changé dara et loolu quand même pour quelqu'un boo xam ne li ñu ko accusé yëpp ak condition de détention bi nga xam ne keroog bi mu koy nettali fii ci Walfadjri daanaka ñi toogoon ci plateau bi ñëpp a jooy mag mu toll noonu nga jàpp ko yóbbu ko ci prison koo xam ne imaam la woon ne ci jàkkaam wax ne dañ ko daan taalal lamp yoo xam ne daan dem bay jàpp yaram bi mënul nelaw mënul def dara néeg bi dañ fiy pompe loo xam ne weñ wu ko jege daanu dee te kenn xamul lan la tout cela yooyu yëpp mu vivre ko ci prison ñu àtte ko war a joxe verdict bi mu wax lii njabootam oustaz ku gëm yàlla mooy def loolu exactement nit xam nga nit bu nekkee nit ku màgg toujours buy réagir màggaay boobu daf ciy feeñ loolu moo feeñ ci mbiru imam Alioune Badara Ndao gëm yàlla boobu nga wax moom mën naa wax ne tey moo ko yóbbu fi mu àgg waaye du ay moyen du loo xam ne tabax na ko ñu foo tollu seen ko du dara waaye pas-pas maanaam gëm ba pare am fitu ak am leeraange nga mën a wax li nga bëgg a wax te sóoraalewuloo ci dara loolu la imam Alioune Badara Ndao am mu bokkoon ko aussi di trop ci wàllu woowu moom dafa xam lii riir dafa am xam-xam ba pare wax naa ko ci suba si xam lii riir ça c'est important dafa xam ba pare xam lii riir wallaay te kat mënoon na ko xam ba pare xam lii riir waaye du ko ñemee wax waaye bu koy wax du sol gant du sol dara daf koy wax comme ni mu koy waxee du ci sóoraale ma sàmba du ci sóoraale ma demb loolu moo ko may li nga xam ne am na ko moom imam Alioune Badara Ndao absolument oustaz xam naa ne mën nga koo seede ndax yoo daan fekke la loolu daf ko nuroo léegi Sidi Lamine daf daan toog wax joo xam ne dëkk bi day riir nga ñëw fekk ko bureau ne ko président li nga wax nii vraiment ëpp na nag mais tu sens nettement que ni moom dara xewul yow yaa xewal dara mais moom dara xewul ci moom yaa rien daf lay wan yaa am problème yaa am problème mais amul problème te moom moo wax ji loolu niroo na ko lool ak imam Alioune Badara Ndao absolument waaye itam bokk na ci li nga xam ne nit mën na ko seede ci imam Alioune Badara Ndao mooy ne moom encore dafa yar ñi nga xam ne maanaam produire na benn génération boo xam ne jaar nañ ci tànkam waaw parce que boo seetee tey man dama dem ba xaw a waar sax ci yenn rakkam yi foofu mais boo gisee ngëm yàlla bi ñu àndal encore kii na mais ñoom da ngay gis ñu ànd ak gëm yàlla bu ñu waree nandoo sax nandoo bu ñu waree def lu ñuy def ne yàlla daal moo xam ne dogal bu ñëw la kenn mënu ci dara te imam moo leen éduqué ci loolu absolument imam moo leen éduqué ci loolu te préparé woon na génn àddunaam ba dénkaane sax fi nga xam ne
foofu lañ ko war a suul. ndeysaan maanaam reyoon na boppam balaa muy dee. ndeysaan xamoon na ne adduna bii. ay fan la te kenn xamul ñaata la. moo tax mu préparé boppam. d'accord alors te continuité dina am ci daara ja ndax ñi mu formé bàyyi leen fa. absolument oustaz yàlla na continuité boobu yàlla na ci yàlla teg loxoom. alors ñu nuyu bu baax suñu mbokk waa Diine ji FM ñoom ñoo tax ñu mën a déglu ca Karang ak li ko wër Karang defe naa ma nga ca Gambie wala ci yoonu Gambie voilà ak li ko wër waa Diine ji FM ñu ngi leen nuyu bu baax. mooy rajo Aadi loo ci mënti wax tamit Pape Sané moo di ne Imam Ndao quand même il avait beaucoup d'ennemis da ciy bokk France gi nga xam ne heure bu daan wax ci ñoom loo xam ne nopp bu ko dégg xam ne lii moo yanu maanaam c'est-à-dire que du woon imam rek buy wax ne nit ñi ñëw leen ñu jaamu yàlla mais dafa nekkoon imam boo xam ne son désir le plus ardent xaw ma nu ma koy waxee si wolof xam naa dana ne njàmbur bu dégg wolof en tout cas bëgg-bëgg bi gën a rëy bokkoon na ci Sénégal ñu libéré ko ci loxoy occidentaux yi. waaw mais Moustapha xam nga loolu dañuy dugalaat ci dimension intellectuelle imam bi parce que bëri na fi ay imam yi nga xam ne tey jii mënuñu la wax degré d'implication wu France fii ci Sénégal mais moom daf ko teeloon comprendre te xam nga ndax lan mu gën ko comprendre Moustapha imam arrêté bi ñu ko arrêté il s'est rendu compte d'une chose mooy que xam dafa dem ba xam ne que moom il était li ñu naan un dégât collatéral entre service de renseignement xam nga Maodo Makhtar Sarr sànq dafa am lu mu doon wax di expliquer ni que waa BMS Kaolack ñoom ñi nga xam ne ñu ngi dépendre ci DST direction de la surveillance du territoire ñoom déjà ñi ngi commencé woon di laajte ba am ay nit yi nga xam ne ñu ngi woon ci biir daaraam ñu ngi woon ci biir infiltré fa mais Moustapha ñan ñoo jàpp imam Alioune Badara Ndao ce n'est pas les agents du ministère de l'Intérieur du waa DST du waa DIC ñi ko jàpp mooy ñan mooy la section de recherche de la gendarmerie te gis nga boo liiree Pape wax nga dëgg de ndax Imam Ndao moo ci wax nettali na bi mu ñëwee Walfadjri ne bi mu gisee juge d'instruction non procureur daf ne ko est-ce que gendarmerie wax nañ la lu lay toppee voilà donc ça veut dire que gendarmerie ñoo ko jàpp tu as bien fait de rappeler ça voilà te moment boobu Mamadou Makhtar Sarr laa rappelé mooy que BMS su Kaolack direction régionale bu renseignement intérieur infiltré nañu nit ba mu nekk fa ay semaine ki weer mais ci précipitation maanaam mooy li ñuy doon wax fii démb la guerre des polices njële dégg nañu ni que imam bii ñii ñi ngi ji ut ay renseignement ñi ngi gëstu ñoom dans la précipitation ñu préparer li ñuy wax ñoom seeni preuve préparer li ñuy wax les autorités ñu jox leen autorisation ñu def fa descente loolu xam nga Moustapha fu ñuy indi juste benn parenthèse la moo lay wan ni que li ma la wax fii démb am na ci ay procureurs yi nga xam ne ak ay officiers de police judiciaire wallaahi tey jii imam Aliou Ndao leer na ma ni que mu ngi ci jàmm man li ma leer naññ la mais gis nga ñooñu noonu duñ néewuñ ci jàmm non nekkuñu ci jàmm te yaakaaruma ñu nekk jàmm fii ci suuf Moustapha parce que soo gisee li ñuy teg yow est-ce que mos nga lire PV wu imam Ndao déet imagine nga premier PV bi laa lay wax premier PV bi ko waa section de recherche defaree ba pare andil ko procureur Serigne Bassirou Gueye à l'époque waaw ba mu ko lire da leen non lii ngeen yéen tam lii ëpp na delloo leen lii dindi leen lii ak lii ak lii PV bu ñu chargé mais chat comme rek procureur Kédougou bi li mu defoon waaw na fees rek na fees mu ne leen non lii jéggi na dayoo dindi leen lii mooy maanaam fañ fa defoon bind fa nekk par imam formé na ay nit pour xabur yi nekk fële ca Tivaouane Touba ak Medina Baye explosé leen te Pape li ci gën a garaaw mooy imam Ndao mi ngi ci dëgg yàlla na ko yàlla yu defal leer xaare ko ci àddina yi gën a kawe yaakaaru njabootam yàlla bu ñu ci tas mais député taxaw na fii ci assemblée nationale bu Sénégal wax ne dafa am ñoo xam dañ doon préparer pour attaquer xabru yooyu